d'abord xel mel li nga xam ne mooy nit mooy la chair et les os de l'homme te mooy téléguider l'être humain lépp lu muy mënte def xelam la maanaam ñun robot la ñu robot bon le robot que nous sommes xol bi moo ñëw tegu ci pour nàccal nu donne une vie humaine, une vie de sensation, une vie de réalité, une vie de lumière. maanaam daal xol bi moom mooy def mooy tax nit ki nite. nite. waaye mais xel tamit su ko jëfandikuwul du nite. waaw c'est parce que xol bi mu jóge ci xel xol bi ci xel la jóge parce que xel bi ak foie bi ñoom ñoo daje pour former xol bi. sa xol na sa xel ak sa res. sa res. ñoom ñooy daje pour former xol bi. noonu la ko yàlla bindee. ñu tuddee ko la lumière de vie. lumière de vie. waaye xol bi moom mooy lumière de vie suñu amoon tableau sax ma mën na ko kii. mu gën leer. waaw Khalilou Mansaré yow yaay kan. bon je suis le Messie. le Messie. oui. hein. oui. le Messie mooy. ki yàlla yónni pour préparer le jugement dernier. yow yàlla da laa yónni pour nga waajal yowmal xiyaam. waaw. ba dégg naa ku ne maa koy initié bon léegi kon loolu mooy jugement dernier xanaa soreetut. 32 ans. fi léegi fanweeri at ak ñaar si la ñuy yomal xiyaam di am. waaw. fanweeri at ak ñaar ak ñaata weer. non mënaguma joxe kii bi parce que il faut ma toog ba commencer. aywa donc ñu ngi si 2018. 2018 waaw. 2018 boo si yokkee 32 muy ñaata. 2050. kon àdduna mi ngi war a tukki 2050. oui. Laay Njaay de moo nekk ci caméra fi mu toll nii. aussi taxaw mënatu ko parce que 2050 moom soreetul te Laay Njaay foogoon dina dund roxoy mboj 2050 moom soreetul sa yi ngay def yëpp bon léegi Khalilou Mansaré yow fan nga teg ne àdduna dafa nar a tukki 2050. ci Alif Lam Mim. ou sinon sama rencontre ak borom bi. si Alif Lam Mim ak sa daje ak suñu borom bi. léegi si Alif Lam Mim foofu yan tette nga yan leeral nga ñu si jox. d'abord lan mooy Alif Lam Mim qu'est-ce que ça veut dire Alif Lam Mim c'est avant la vie et après la vie. muy alif bi mooy avant la vie. waaw lam bi mooy la vie. waaw mim bi mooy après la vie. waaw. alif di alpha bêta gamma. mais non boo wax alpha bêta gamma yaa ngi dugg ci alphabet grec. parce mais que fii alif lam mim alphabet arabe bi mu ngi jógee ci alphabet grec boobu. parce que moom moo remplacé alphabet grec bi. arabe ci grec la jóge. pas arabe ci grec la jógee. avant c'était le grec. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee. il est arabe. il est venu avec la langue arabe. il parlait en arabe. il s'appliquait en arabe. il écrivait en arabe. donc le Coran moo tax ñu bind ko en arabe. loolu yëpp xam nañ ko. l'arabe pardon l'arabe du leer bi c'est pas la lumière mais ce sont les paroles de Dieu. waaw loolu xam nañ ko. moo tax yàlla nañu reconvertir toutes ces paroles en toute langue donnée en toute langue existante même celle des muets des sourds. loolu fan la ko yàlla wax ci téere bi. non man c'est kii la bu may wax te ci biir téere bi sax soo ko liiree ba liir ko di ko kii. fan la nekk ci téere bi. man jànguma alxuraan mais
dinaa la fi décrire lu bari. mais nan ngay ñàkk yow jàngoo alxuraan ba pare di wax ay waxu alif laam mim loolu nu muy nekkee alif laam mim alxuraan. dama la moo ne une fois de plus je suis un savant Dieu m'a fait savoir. savant mooy borom xam-xam nga. borom xam-xam je sais ce que personne ne connaît. yow xam nga lu kenn xamul. waaw. parce que boo nee xam nga àdduna kañ lay tukki. waaw loolu moom xam nga lu kenn xamul. waaw. mais àdduna de kañ lay tukki bon léegi beneen bi nee nga si alif laam mi mais alif laam mi moom leerul mais nag nee nga ak sa daje ak borom bi kañ nga daje ak moom. sama première rencontre ak borom bi c'était en 98. 1998 nga daje ak yàlla. foo leen daje. doxuma daje ak moom. mais il m'a ramené. ramené mooy. maanaam dama ko uyu ji. yow da nga dem wuyu ji yàlla da nga riñaan daal. dama riñaan. fan nga jógee bi ngay riñaan. fii ci suuf. fan nga newoon boobu. parcelle bi. Parcelles Assainies nga riñaanee. waaw dem wuyu ji borom bi ngay riñaan lan nga war bi ngay def. waruma dara maanaam kuy daje ak borom bi. say riñaan di uti ji borom bi c'est pas toi qui se soulève mais c'est l'âme et l'esprit. mais yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waroon alburaax. déedéet. une fois de plus. leeralal loolu. waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa tëdd gént yàlla won ko mu war a dem ba fi mu war a egg mu taxaw fa ñu fekk si ko jox ko li ñu koy jox ci gént googu. kon lépp gént la. képp ki daje ak borom bi ci gént ngay kii parce que borom bi du la fekk si. waaw mais yonent bi wax nañ jóge na Madina dem jóge na Màkka. waaw dem Jérusalem. waaw Baytul Maqdis moom si boppam nee na am na yu mu gis foofu. après mu jógee foofu dem mu wuy ji. le tam mi ngi war alburaax. loolu yëpp alburaax fu na ko bind. aussi ay kii ay xisa ay hadis. kii baa ngi nii. alxuraan. lii mooy dëgg les paroles de Dieu. yonente bi lépp lu muy wax lii la. hadis yi nag. dégg nga. alburaax say hadis la ne. non hadis yi moom je peux pas compter parce que kenn kiiwuma ci. yow jàngoo hadis. non kenn kiiwuma ci sax kenn joxuma ci dara. yow si alxuraan lañ la jox. lii la Bible. bii lan la Bible Torah bii c'est le Coran. bii c'est le Coran mais yow jàngoo alxuraan. jànguma alxuraan. léegi alxuraan bi dañ la ko sol wala. dama la koy sol sax yow soo bëggee. da nga ma koy sol. waaw bëgg naa su ma bëggee loolu kay bëgg naa. sol ma alxuraan aywa. te dinaa la ko defal léegi sunu pare. léegi maa déedéet léegi da nga koy def lii téléspectateurs yi ñëpp di gis. dama ni te deux mai waaw soo bëggee sax mën naa la tey nii tegal. auzu billahi mina shaytaani rajiim laa hawla wa laa quwwata illaa billaahi al-aziim. bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin arrahmaani rahiim maaliki yawmi ddiin bismillaahi rahmaani rahiim yaasin wal qur'aani hakiim innaka la minal mursaliin alaa siraatin mustaqiim tanziilu صدق وما أنزل أباه خافوا خافلين لقد خلقنا على شرف فهم لا يبصرون أرتاهم أو منتظر لا يؤمنون إنا منتظر من اتبع الذكر وخشع شيخ بمغفرة وجه كريم وجه كريم ولولا إلا خلاه الحي خيوم لاتخذوا سنة ولا نوم ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه اللهم بين أيديهم وما خلفهم ولا يأتون بشيء شوف وسع كرسي السماوات والأرض ولا يأخذه حفظهما وهو العلي العظيم
قل لا إله إلا هو العليم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم قل لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر أمر شكور قل له خالق البر المصور وأصنع السبيل الله ما في السماوات وقل العزيز الحكيم لله ما في السماوات والما في الأرض تود ما في أنفسكم وتخفوا يحاسبكم به لا يغفر لمن يشاء ويعجب من يشاء والله على كل شيء قدير أمانا رسول به أنزل إليه بالمؤمنين كل أمانا بالله ملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسله قال سبحانه كفر ربنا إليك المسيح لا خلف لا خنصا ولا خلا وكسب ولا تصب ربنا لا تهنا إن سنا أفتنا ربنا ولا تخمنا تكتل أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله léegi alxuraan bi sol na ma ko. waaw. Qu'est-ce que tu as senti? Qu'est-ce que j'ai senti? Ben rien. Tu n'as rien senti? Rien, peut-être dina ñëw après. Non, non. Tu as senti quelque chose. Quelque chose, oui. Tu dois sentir, tu dois avoir senti quelque chose. Oui, peut-être, oui. Sinon, peut-être ça dépend. Bon léegi loolu yëpp kon yow alxuraan dañu la ko sol bon borom bi yaa ngeen njëkk a daje 1998 fii ci Parcelles Assainies ngeen rayaan après deuxième daje bi kañ la. damay laaj d'abord. sama traversée boobu. waaw non balaa ñu yem traversée bi deuxième daje bi kañ la. parce que avant réunion jooju. dañ ma woon la place sainte. dafa la woon la place sainte. oui place sainte ban. la terre sainte. la terre sainte muy fan. la terre bi nga xam ne moom la promettoon yonente yàlla Yaxooba. Jacob. mu ne ko cette terre là où tu as déposé ta tête yow yaa ko moom yow ak ay say njaboot. Cette terre sainte qui m'a été montrée, qui se trouve à l'unité 11 des Parcelles Assainies. dama tëdd gis leer bi génn. Terre sainte mi ngi fii unité 11 Parcelles Assainies. oui. Terre sainte nekkatul Jérusalem wala Makka yooyu. Il y a la Mecque. Il y a Jérusalem bi mais la troisième terre sainte. fii mooy troisième terre sainte. oui. bi ñu doon xaar pour le jugement dernier. jugement dernier kon maanaam yowmal qiyaam fii lay amee ci Parcelles Assainies unité 11 fii lay amee à Dakar. unité 11. mi Oustaz Zalaté boobu. nga dégg. suñu jugee ñoom ñëpp fii la ñuy jaar pour rejoindre les cieux. dem ñu juger leen. fii unité 11. à l'unité 11. unité 11 foofu may porte bi nga xam ne c'est la porte des cieux. fi nga xam ne fa la repose-pied la chaise divine nekk. mais man maa ngi képp ku fa taxaw dama am lu ma yëg ah si li nga ma doon sol nii mbaa day waaj a ñëw ni képp ku fa taxaw dégg nga tu es en dessous de Dieu. fii unité 11. oui Parcelles Assainies. waaw. ah kon de foofu moom jar naa uti kër si nu mu gënee gaaw sax. Parcelles Assainies unité 11. foofu c'est un lieu de. c'est pas pour habiter actuellement parce que normalement foofu di nga gis ay ñëpp jógee bitim réew di ñëw di ziyaare si comme ni ziyaare ji Makka ak kii à la mosquée d'Al-Aqsa. mais loolu mosul am Sénégal ñu ñëw. waaw moom laa la wax ma ne la. dina am yi. waaw parce que ok léegi yow fa nga dëkk unité 11. man je loge actuellement à Fadia. Fadia nga dëkk. oui mais unité 11 moom daal mooy terre sainte bi nga xam ni. moom lañ la wan. oui bon léegi. Khalilou Mané Sarr yow defe naa dañ ñoo bëgg jombal tey parce que. dinaa la jombal de parce que suñu duggee ci alif lam mim di nga jomb. aywa léegi kon yawmal qiyaam mi ngi war a am 2050 te fii ci unité 11 Parcelles Assainies
Khalil Mansara nee na fa la nar a amee maanaam fa la ñuy jaar pour dem. pour dem wuyu ji te moom mii riñaan na nee na dem na ba ci asamaan dem wuyu ji suñu borom nee nga 98 la njëkk a tase ak suñu borom. fii ci Parcelles Assainies unité 11 léegi deuxième daje bi kañ la woon. deuxième daje bi jàppatuma date bi. jàppatoo date bi bon. mais waaw de 2018 la. non premier bi mooy 2018. non premier bi mooy 98. kii 98. mooy année bi France gagné premier mondial am. voilà deuxième bi tamit France gagné waat na deuxième mondial. 98 non bi may feeñ man. bi ngay parce que oui maa ngi nii mooy bi France gagné mondial bi. bi France gagné mondial nga fay léegi bi France gagné waatee mondial bi nga feeñaat nga gisaat borom bon Khalil Mansara daf mel ni sa affaire bi tamit xaw na lëntu tuuti parce que yow par exemple alxuraan nee nga yow dañ la ko sol mais xamuloo ko nan lañ lay solee alxuraan bu pare xamoo alxuraan. dégg nga li ma la wax ma ne alxuraan c'est pas la langue téere bi c'est pas la langue dégg nga parce que langue bi arabe bi du lumière bi dégg nga jël salatul fatiha nga tari ko en français nan ngay gis nan lay rawaani di génnee. mais alxuraan mooy li gën a fort lépp pour jullit. non bul dugg ci loolu. vous faites des erreurs am na lu gën a fort alxuraan. non da ngeen di def erreur. ñu ne la toutes les religions dégg nga ñu nga daje ci kenn ci benn. ni ci yonente yàlla Ibrahima. dégg nga tey jii yonente bi sallallahu alayhi wa sallam pare na liggéeyam wàcc na rejoindre na sa place au deuxième ciel. yonente bi deuxième ciel la nekk. ñaareelu asamaan dégg nga. gis nga ko foofu yow. bien sûr que loolu moo tax ma affirmé. yow da nga ko gis mu nekk ci ñaareelu asamaan. bon bi may dem ba day yonente yàlla Ibrahima au premier ciel moom mooy le secrétaire direct de Dieu. toute bénédiction bi wàcc ci suuf yàlla ci loxoom la koy teg mu dugg ci bu mu tuddati maanaam mosquée bi dégg nga bénir li muy bénir ba pare ñëw wàcce. waaw léegi yow xam-xam yooyu yëpp nga am tey. waaw lu tax réew mu mel ni Sénégal Parcelles Assainies par exemple di ñàkk ndox lu tax nga am xam-xamu mën a dem si asamaan gis yonent deuxième asamaan gis yonent Ibrahim wax ak suñu borom ba pare Parcelles Assainies bi nga dëkk am problème mu ndox. problème mu ndox loolu affaire àdduna la. mais àdduna si yow nee nga. Parcelles Assainies la ñuy jaar pour dem si. bàyyi ma tuuti affaire àdduna la parce que bi ñuy yàq ndox mi fii ñëpp xam nañu ko. ku yàq ndox mi. sëriñ si doon dem di sotti ay saafara du n'importe quoi Lac de Guiers on sait ce qui se passe. mais sotti saafara Lac de Guiers est-ce que mën na tere na nit ñi am ndox bu ñu naan. dexu Sédhiou lu tax léegi amatul jën bu mag. dexu Sédhiou. waaw Sédhiou dafa am dex. amul dex. Sédhiou man xaw ma fa dex. nu mu tudd dex boobu. non xaw ma tur bi nag. mus nga fa dem. mais dem naa fa demati fa te jaar naa ci dem Binaco. xanaa boo fay dem yow si jaww ji ngay jaar. man jaww ci tali bi laa jaar comme yow. dem dexu Sédhiou. dem à Sédhiou. foofu ci Balantacounda. xanaa on est en train de dire des choses très très sérieuses. non mais ndox bu nit ñi naan amul lu ko gën a sérieux. waaw mais loolu nit ki moom moo ko war a sabablu nag qu'on se dise la vérité. mais sabablu am na waaye tamit. waaye pexe tamit am na su fekkee yow am nga pexewu dem ci asamaan war nga am pexewu lijjanti ndoxu Parcelles Assainies. naka laa koy lijjantee man duma yàlla. mais yàlla daf la may pouvoir nga xam. daf ma xamal. mais léegi daf yow li nga wax nii Khalil Mansara dafa ute ak alxuraan ji nga yor xam nga si naka. alxuraan nee na bésu penc. kañ lay am yàlla rek ko xam te du ko wax kenn. waaw tey ji nag mu ki mu ko xamal mu ngi nii. mais yàlla nee na du ko xamal kenn loolu la wax si alxuraan. donc may won fu mu ko defee du ko xamal kenn.
suratu Luqman mooy surat numéro 31. wa indahu ilmu saa yàlla nee na moom doomu bésu penc moom dong moom moo xam waxtu bi. lire ko en français. À lui la science du jour dernier. waaw. qu'il ne révèle à personne. waxu ko sax yonent sax bi ñu ko laajee kañ la. yàlla mu dafa tontu ne leen hey lii moom ilmuha inda rabbi xam-xam bi fa sama borom la ne yàlla dugalu si kenn. yow nag tey nga ñëw ne yàlla joggi na yonent yi yàlla joggi na malaaka dans la Bible qu'est-ce qu'on avait dit. yàlla joggi na ñëpp wax la ko yow. dans la Bible qu'est-ce qu'on a dit. ah xaw ma. lu ñu wax. kan moo war a dellu si sur terre pour préparer le jugement dernier. le Messie yow nee nga yow yaay le Messie. waaw. le Messie mooy yonent yàlla Isa moom la ñu wax ni dafay dellu siwaat Jésus moom mooy dellu siwaat pour lijjanti suuf si balaa yomal xiyaam di am yow nee nga yow yaay yonent yàlla Isa. waaw tax ma ne la utal ma tableau ñu teg moo gën. yonent yàlla Isa parce que sunu utee tableau. sa yaay nu mu tudd. Christian Williams. sa yaay Christian Williams sa papa. sama papa Sori Mansare. Sori Mansare mais yonent yàlla Isa amul papa bu ñu xam. amul papa. déedéet. yonente yàlla. Isa. waaw bële. yàlla daf ko ni moo ko bind. ci biir yaay moo tax ma ne la utal tableau ñu nga teg ñu dugg ci alif lam mim. non kullu huwa allahu ahad. dafa nekk kullu huwa allahu est égal ahad. que veut dire ahad. ahad mooy kenn ki. kenn ki. waaw yow loolu nga ci xam. waaw yow leeral leneen da la ne kullu lan lay tekki. xul. waaw xul mooy waxal. déedéet xul. xul nga wax. xul. lixlaas laa lay wax. waaw lixlaas xul lu muy tekki. wala leeral ñu. ñu ne la la. xul mooy lan. kullu. kullu. waaw ñu ne la la. ah xuwa. lui. Allah. lui Dieu. les trois. un et un et un. tu les réunis mu jox la axat. dégg nga. que veut dire kullu l'un lu tax ñu ne kullu. mais Ixlaas commencé wul kullu. waaw góor gi. waaw. xalima sa Ixlaas commencé wul kullu.